Hey. Non bandiraɓe musidɓe tedduɓe assalamu aleykum e oɗon jaafo no feewi Elhadji Ndaw mangi lay nuyu bu baax a baax bu Sunu Afrique jaafoɗon no feewi banda men nde wonnoon somi waɗi devancé wiide yimɓeɓe komi mbaɗo live Facebook toujours ɓe gona koye kurtuji mabɓe ɗi ɓe ƴeewa holno jamɗe ɗe bonnita dal kono noon ceerno mo ne foori ceerno mo wawi ceerno mabɓe ko ceerno mo wawi ceerno mabɓe excellence Samba Alassane Thiam mi saminima no feewi saminima no feewi wa mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam maa ngi jégalu bu baax a baax ndaxte xam ngeen rek léeg-léeg machine moo mel noonu ñu bari commencé nañ dugg génnaat waaye nag mën nañu ñëwaat léegi comme ça ñu mën a tàmbali suñu waxtaan tey. Italiano Mr. Karim l'homme d'Italie na ñëw Italie inshallah na ñëw Italie waaw kookan la am na ku mu seen fii de Saint Sarr non dinaa wax turam garaawul dinaa wax turam quoi am na fu mu doon jaawaay tey mu dinaa wax turam Siley Sarr njaaraama de jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf Mr. Benoît comment vas-tu les hommes de Mantes-la-Jolie Eliman Seck wallaay Ginlaan de bada wattu doy am lu may defar fii rek xam gars yi moom mooy loolu quoi lay bu ñu xamee yaa ngi def sa live rek tous les moyens sont bons bëgg la yàqal rek waaye nag dara fii muus du fi naa ne ñeex soobee yàlla waa mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di leen ziyaara di sant yàlla bu baax a baax ndaxte yàlla may nañu mën a ñëwaat tey ji waxtaan ak doomu Sénégal ak waa diaspora santaat yàlla bu baax a baax di julli ci rasul sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari waajur di sant aussi suñu sëriñ yi Sénégal lu may faral di wax tout le temps nañu sant yàlla bu baax a baax damay faral di wax tout le temps léeg-léeg yàlla am na lu mu lay may danga koy xeeb waaye Sénégal yàlla may nañu lu bëree bëri dañuy ñaan nag mbokk yi ak xarit yi ñi seetaan vidéo yi nañu gën a partager bu baax a baax ndaxte lu ñuy génnee fii mooy le président Macky Sall liggéey
lu ñuy wax fii mooy fi président Macky Sall bu ko jëmale Sénégal lu ñuy wax fii am na loo xam ne ñu bëri ndeysaan dañ lay woo dañuy foog ne sax yow li ngay wax xëy na da ngay wax waxu politique pour ñoom xëy na waxu politicien lañ ngay wax or que man lépp lu ma wax fii nee naa leen dafay fekk président Macky Sall def ko liggéey ba pare mbaa mu ngi waaj a mu ngi koy waaj a def parce que boo gisee des fois gars yi dañu lay woo di la laajte yow Aliou Ngari li nga wax nii est-ce que loolu am na ou bien damay wax nit ki rek jël sa téléphone nga woo seen waa dëkk waa nga woo aux alentours nga laaj moo tax dafay baax ci président Macky Sall lu muy def nit ñi gën ko xam bu baax a baax mun a partager vidéo bi comme ça nit ñi mën a gis li nga xam ne lu ñuy wax fii du waxu politicienne lépp lu ñu fi wax moom dëgg la. balaa ñu tàmbali suñu waxtaan man fii laay waxee ñi nga xam ne ñu ko def fii ñooñu laay wax. parce que mel ni Ousmane Dramé jël photo Amadou Sall doomu président Macky Sall di ko tasaar ci Facebook ci réseaux sociaux yi di ko wax su dul noonu loolu dafa ñaaw. vraiment loolu dafa ñaaw dama ko ñaawlu nag. nit ki nga xam ne nga dem ba am 60 ans ba 65 ans am ay doom am ay sët bu doon sax xale moo ko def la à la rigueur bu doon xale moo jël photo moomu di ko dégg di ko tasaare ci Facebook yi amul benn problème kooku parce que moromam la. waaye Ousmane Dramé jël ki nga xam ne kii di Amadou Sall ngay wax ñi nga xam ne su dul noonu wax yu ñaaw. politique mun ngaa def politique man à chaque fois boo attaqué le président Macky Sall dara boo attaqué première dame dara boo attaqué gouvernement bi dama naan lii politique la. waaw bu fekkente ne dem ba ay xale yi nga xam ne yu jóg juddoo ngay publicité di wax yu ñàkk fay wax yu nga xam ne yu tegul ci yoon. ku nekk nag mun ngaa def lu la neex waaye am na loo xam ne vraiment dafa ñaaw. doomu président mun na nekk sëtam mbaa doomam. nit nag képp ki nga xam ne ku laal sa foi rek dina la dégg. man contre ma ñi nga xam ne ngay ngañ gouvernement mbaa di wax président waaye doomam loolu vraiment dafa ñaaw. parce que keroog bi temps Ebola fi ñëwee say doom bu ñu demee Sénégal ñëwaat fii say doom bu ñu demee Sénégal vacances ñëwaat. bu ñu demee seen école ñëpp dañu leen doon daw ñu naan waaw xale yi dañoo am Ebola daf la naqari bu ñu waxee say doom dañoo am Ebola daf la naqari dañ fa jógee ànd ay nit dem ba seen école di ñaawlu loolu. nga def conférence de presse di wax ne nit ñi waa école bi dañu ne waaw say doom dañoo am Ebola. c'est que am na loo xam ne vraiment loolu dafa ñaaw. yàlla mooy sàkk doomam mooy sàkk nitam ni nga xam ne def ko lu mu ko neex. bay dem nag di publicité di wax yu ñaaw ci xale bu tuuti mu ngi doog a juddoo
kooku da nga ko war a xoolee comme sa doom mbaa da nga ko war a xoolee comme sa sët. waaye taxaw di wax yu ñaaw vraiment dafa man daal wax dëgg yàlla loolu dama ko ñaawlu. te surtout yow Ousmane Dramé fi ngay nekk tout le temps yaa ngi wax waxu l'islam nga naan waaw sëriñ nga naan say famille yëpp ay sëriñ lañu. nit nag booy def politique da nga war a teey. am na ay wax yoo xam ne vraiment dañ dafa rafetul. waaw sama xarit yi nañu sant yàlla bu baax a baax. di sant aussi mbokk sénégalais yépp di sant ñi nga xam ne ñuy seetaan ñuy déglu après émission bi parce que ñun du ñu attaqué kenn dañuy wax jëf ji président Macky Sall def ci biir Sénégal xoolee ren keroog aussi bi président def la keroog da ngeen may baal nag damaa soj xam ngeen tay moom mooy loolu neige bi ak ngelaw bi yëpp génn léegi da nga may baal rek léeg-léeg xam ngeen rek bakkan bi day xaw a kii tuuti. président Macky Sall inauguration bu mu def keroog aéroport Blaise Diagne ñu ngi koy sant bu baax a baax. di ko ci gërëm aussi di gërëm peuple sénégalais bi yëpp nag ndax discours bu mu fa def xamal na nit ñi lee xam ne lu mu yëggale président Abdoulaye moo ko tàmbale. Sénégal dañoo war a xam ne rek Sénégal suñu Sénégal la. aéroport bi ñu inauguré mi nga xam ne président Abdoulaye Wade moo def posé première pierre président Macky Sall yàlla def mu yeggale mbir mi kon nag vraiment loolu bépp sénégalais nag am na ci fierté parce que lépp lu ñu samp ci sa réew mbaa ci sa dëkk mbaa ci sa diwaan da nga ci am fierté. parce que lii Sénégal yëpp ko moom kon nag lu mel ni bu amee vraiment ñëpp dañ ci war a kontaan lii du question nekk au pouvoir mbaa nekk opposition lii suñu yëfu la yëfu Sénégal la kon nag bu ñu amee lu mel ni ku nekk suñu def ci am war fierté kontaan ci nag. xam nga newoon naa keroog tout le temps maa ngi wax nag projet président Macky Sall keroog ndeysaan benn député à l'Assemblée nationale bu ñu wax Ila Touba mu ne du Ila Touba Ila Fuuta la ma ne ko ah juumoo de ma ne ko billaay juumoo ma ne ko vraiment juumoo parce que président Macky Sall Ila Touba boobu fu muy jeexee diggante Touba ba Daara Jolof diggante Touba ba Daara Jolof yoon baa ngi taxaw ñu ngi koy liggéey léegi mu pare incha allahu rabbi diggante Daara Jolof ba Matam ba biir Matam tali bi benn la te aussi pose première pierre bi nga xam ne président Macky Sall defoon na ko bu mu demee Ourossogui liggéey bi commencé nañ ko moo tax tey jii dama leen di alerter nag képp kuy dem Fuuta diggante Ndioum ba Bakel
ku fay dem na fekk yaa ngi ak kaala ngay muuro parce que poussière bi dafa bëri liggéey bi guddi la ak bëccëg sama benn xarit daf ma woo dembu imam Ahmad Tidiane Cheikh Tidiane Sy mu ne ma Aliou Ngaydo yow li ngay wax ci goudron au niveau du jéeri mu ne Ila Morphil gaa yaa ngi ci ma ne ko ah mu ne ma waaw Ila Morphil gaa yaa ngi ci kon nag Ila Morphil côté Waalo la route nationale bi côté jéeri la moo tax ma naan le ministre du commerce dañ ko war a interpeller ah parce que lii aussi dañ ko war a wax parce que poussière bi guddi ak bëccëg côté Waalo côté jéeri les travaux du président Macky Sall ñi nga xam ne Caterpillar yi ñu ngi ci guddi ak bëccëg dañoo bëgg nag vraiment mu wàññil ñu gloria bi waaw pour comme ça maire yi ak paa yi mën a naan meew ah liggéey bi dafa bëri di goudron yi Caterpillar yi guddi ak bëccëg 24 heures sur 24 même bu dee wàññi exceptionnel di mun a li mas lii da war a nekk wàññi exceptionnel de Ndioum à Bakel travail dafa bëri te aussi sant yàlla xale yaa ngi liggéey diiwaan boo dem rek am na ay xale yu ñu fa jël di ci liggéey léegi aéroport bi mooy air comme ni ngay waxee rek armée de l'air armée de terre ak maritime mais léegi aéroport bi pare na léegi suuf saa mu ngi defar suuf si léegi nag am na ay port ñi nga xam ne ñu ngi koy defar aussi président Macky Sall bàyyiwul dara port bi nga xam ne bu ñu war a def fii ci Bargny ak Ndaaya léegi mu pare ah finance bi ñëw na di am na te aéroport bu international bu Blaise Diagne du foofu kese de déedéet léegi mun nga jóge États-Unis d'Amérique nga def New York aéroport international bu Blaise Diagne Dakar nga jóge foofu directement Matam waaw parce que aéroport Matam bu Podor bu Ziguinchor yooyu yëpp président Macky Sall nee na aérodrome yëpp dinañ ko defar sama gars yi nag yéen gis ngeen kuy liggéey kuy def loolu di liggéey guddi di liggéey bëccëg kooku dañ ko war a jàppale bu baax a baax a jaarama Seydou Ba dañ ko war a jàppale bu baax a baax parce que président Macky Sall aéroport yi léegi bu pare aérodrome yooyu bu pare léegi carrément il faut mu am il faut nekk di liggéey port yi bu paree léegi aussi dina dimbali ñu lu baax a baax ci liggéey mais des fois su ma gisee nit ñi xoolal supermarché bi nga xam ne bu am Sénégal muy Auchan su ma gisee nit ñi di critiquer Auchan ñi naan waaw lu tax ay kii noonu ni ñu koy waxee sax lu tax ñu indi ay produits étrangers mbaa ñu indi ay entreprises étrangères ñu koy def suñu biir réew. ma ne leen cey fii au niveau des États-Unis d'Amérique fii ci Amérique amul nit ku ñuul amul chinois amul arab képp ki nga xam ne yow bu fekkente ne boo ko fi indee day dimbali nit ñi ci wàllu liggéey ñëppay dugg
mais ñeneen ngi yux guddeeg bëccëg nga ne waaw vraiment chômage bi dafa bëri ci biir Sénégal chômage dafa bëri ñi nga xam ne buy entreprise ñëwee encore pour xale yi mun ci liggéey nga naan waaw vraiment entreprise étrangère lañu ay gars yi lu ngeen bëggati xale yi amuñu liggéey bu ñu indee dara pour xale yi liggéey li mun a liggéey nga naan léeg-léeg li bitim réew la jógee te yéen ñi nga xam ne di fa wax guddi ak bëccëg amu leen dara ci biir Sénégal pour xale yi mën a liggéey fii au niveau des États-Unis d'Amérique les 70% ba 80% yi ay étranger lañu fii boo amee xam-xam boo ñëwee dañu lay téye dañu lay jox nationalité bu fekkente ne da nga am les moyens nga mën a investir ci réew mi boo fa ñëwee dañu lay jox ay këyit pour nga mën a toog waaye ñun ku ñëw Sénégal rek non gars yi luñ fi ut nag lii dafa xaw doy waar di mooy rek du ngeen dem te kenn du dem du ngeen dem kenn du dem man dama foogoo ne bu fekkente ne am nañu ay entreprise ñi nga xam ne ñu jógee bitim réew ñëw ci Sénégal mun a dimbali nit ñi xale yi mën a am liggéey loolu dañ ko war a applaudir waaye nag Sénégal booy dox même say doxin politique lay doon même boo defee lu baax dañ koy yàq ñu indi ko ñu gisa ko leneen man loolu moo ma jaaxal foog naa bu fekkente ne am nañu ñi nga xam ne ñëw pour investir ci biir Sénégal dañ ko war a féliciter mais à chaque fois gars yi naan waaw waa Chine dañoo développé mais fii ñaata entreprise américaine ñi nga xam ne ñu nekk foofu ak a bëri foofu la ñuy defaree indiwaat fii di ko jaay entreprise dinañu fay ay taxes bu ñu fay ay taxes aussi ñi nga xam ne dinañu jox ñi nga xam ne ñu mën a liggéey bu politique jotee nañu def politique gis nga fii réew mi politique bu jotee ñoom ñëppay sumb ci biir politique bi waa intérêt Amérique bu ñëwee amul kii républicain la amul kii démocrate la benn la ñuy doon di défendre réew mi loolu la ñu war a roy bu politique ñëwee ku nekk mun nga samp sa ndënd nga ne dama bëgg waaye dans le cas intérêt général bu ñëwee ñun ñëpp vraiment dañoo war a jàppalante Sénégal suñu Sénégal bu baaxee ñoo koy njëriñoo ak suñuy doom ak suñuy sët c'est ça kon nag dañ ci war a góorgóorlu bu baax a baax te dégg ngeen keroog aussi président lu ñu war a dégager pour xale yi mun a am liggéey 20 milliards francs CFA dañ ko war a jagleel xale yi pour ñu mun a am liggéey lii bu fekkente ne day ñëw ñu ñëpp vraiment dañ ci war a rafetlu bu baax a baax xam ngeen temps yi passé ñu ngi doon interpeller le ministre des Affaires étrangères avec le directeur général des Sénégalais de l'extérieur di Sori Kaba di féliciter gouvernement président Macky Sall
di féliciter aussi le ministre des affaires étrangères ak Sori Kaba ñi nga xam ne ñu dimbali xale yi sénégalais yu nekkoon Libye ñu indaal leen Sénégal. xam ngeen aussi bu fekkente ne yaa ngi wax ba nit ñi def li nga xam ne li nga doon ñaan dañ ci leen war a sant di leen gërëm. moo tax it bi gars yi commencé di wax dans les internautes waaw lu tax ba léegi sénégalais yi ñu nekk Libye ñëwaguñu mu xaw maa jaaxal nag ma ne parce que jël nañu ay sénégalais yu nekkoon Libye avant sax problème bi am. kon nag ñu ngi gën a sant encore vraiment suñu président ak gouvernement am ak premier ministre ñi nga xam ne vraiment liggéey bi ñuy def ci biir Sénégal ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. Sénégal nag il faut ñu xam aussi am na loo xam ne vraiment dañ ci war a maandu bu baax a baax. dañ ci war a maandu bu baax a baax. parce que Sénégal lu am ci biir Sénégal waxuma la de amul benn réew ci biir Afrique waaye dafa jafe. jafe na trop waaye nag nañu gën a sant la bu baax a baax. nañu gën a sant yàlla bu baax a baax parce que xam ngeen keroog premier ministre xamal ne aussi peuple Sénégal xam nga des fois gars yi bu ñu taxee fii di yuuxu éducation vraiment aussi ñu ngi ciy def lu baax a baax a baax ci lu rëy. ci juróomi at ak genn wàll 333 écoles gouvernement bi tabax na ko 9538 salles de classe 9538 de salles de classe ñu tabax 162 collèges 162 collèges du yàgg aussi ñu inauguré ñi nga xam ne université ñi nga xam ne dañ ko léegi ñu jox leen seen i clé loolu lu am importance la dafay wane ne rek président Macky Sall vision bu claire la am vision bu claire xam nga vision bu leeree rek jeex na léeg-léeg nag xam nañu aussi actuellement ay xale yu tuuti la ñuy fay di fay xaalis nañu dugg dans les réseaux sociaux di saaga ku jóge rek def live di saaga président Macky Sall di saaga ñi nga xam ne gouvernement président Macky Sall waaye nag xam nañu lu tax ñooñu di dem di saaga xam nañ ko nee naa leen keroog les faux médicaments bi ngay xam ne dañ leen a jàpp une valeur de 1,5 milliard wa sama gars yi yéen tam ki nga xam ne yow ab drogue ngay indi drogue ci Sénégal mbaa ngi indi ay médicaments périmés
yow bu nga xam ne loolu moo nekkoon sa liggéey ñu tëj sa robinet boobu police di ci liggéey guddeeg bëccëg douane di ci liggéey guddeeg bëccëg gendarme di ci liggéey guddeeg bëccëg loo indi ñu téye ko mais nan ngay def léegi dañuy jël recruter ay xale pour dugg dans les réseaux sociaux di saaga dara de du bu ngeen saaga yoo wax lu la neex yoo dara Sénégal nii rek ci raay bi rek loolu mooy wax ji di saaga parce que dañ leen a fay xam nañu affaire bii di xam nañ lépp nu mu demee Sénégal man daal vraiment xamu Sénégal li ñu bëgg quoi billaay boo defee sudul noonu ñu naan waaw téye leen ko bu ñu leen jàppee ñu leen bàyyi leen ah réew dafa am yoon ah lu mu wax dëgg la di le recrutement des jeunes dugg dans les internets pour saaga loolu koy am na ah ñi nga xam ne ñu doon jaay drogue bu dégg bëccëg léegi amatuñu tous dara lañu amatul dara gendarmerie douane police macha allah ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax nag ci seen liggéey ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax seen liggéey parce que ñu ngi def liggéey bu mucc ay parce que xool ne rek ku jël une valeur de 1 milliard 500 millions valeur 1 milliard 500 millions sama gars yi nañu waxante dëgg lii yëpp bu fekkente ne mooy sécurité amul xale yëpp yi dof man de bu njëkk ba pour gis dof problème la pour rek nga gis un dof problème la da ngay ñëw ci dëkk mbaa diiwaan benn dof nga fay gis benn dof te dof boobu diiwaan bi yépp ñoo koy xam day siiw dof bi day siiw waaye léegi parce que ñi nga xam ne ñu fi nekkoon drogue bi di dugg guddeeg bëccëg moo tax la plupart des jeunes dañoo dof di use drogue guddeeg bëccëg waaye loolu nag kii ñëw di xeex ak drogue ngeen war kaa jàppale di indi ay comprimés ñi nga xam ne mag yëpp ñaa ngi dee du ñu mën a résister ñi nga xam ne avec des médicaments primés kooku di liggéey guddeeg bëccëg ngeen di firi ngaññi ci dans les réseaux sociaux nga naa waa nañ leen bàyyi waaye police Sénégal douane Sénégal ak gendarmerie Sénégal ñu ngi def liggéey bu baax a baax ku ñu jàpp nag dañ lay tëj warul leen encourager ñiy jaay drogue mbaa ñiy jaay ay médicaments périmés ngir leen di encourager ci Sénégal parce que aussi waruñoo indi ay drogue di yàq ay xale parce que aussi ëllëg xale yooyu ñooy yor Sénégal ñooy suñu yaakaar ëllëg xale yi ñooy suñu yaakaar ëllëg
xale yi ñooy suñu yaakaar ëllëg kon nag bu fekkente ne dañ fa indi drogue dañ leen a war a téye. Sénégal suñu Sénégal la Sénégal suñu Sénégal la dañ ci war a taxaw bu baax a baax bu ñu gisee su dul noonu ku nekk suñu war na nekk gendarme ku nekk ñu def war nekk soldat loolu mooy dëgg bi. loolu mooy dëgg bi waaye nag dugg fii dans les réseaux sociaux di saaga rek bu fekkente ne am na ñoo xam ne xam nañu leen bu ñu def seen live Facebook rien waaye nag comme si dañoo commencé di saaga di saaga ay nit ñi nga xam ne ñu jox leen léegi cër man boobu xorom yàlla ma ci yàlla musal yàlla ma yàlla musal ci boobu xorom ñun de lu ñu xam mooy président Macky Sall mu ngi liggéey Sénégal bu baax a baax te Sénégal mu ngi avancé économiquement aussi Sénégal mu ngi avancé bu baax a baax we di gis bokku ci chantier yaa ngi fi guddeeg bëccëg xale yaa ngi liggéey léegi kon sant yàlla la ay jërëjëf monsieur Ndiaye jar ngeen jëf dara président Macky Sall liggéey bi vraiment macha allah te bu ngeen xoolee sax ñi nga xam ne ñu nekk diaspora man su ma joxee exemple du ma dem fenn de man fi rek laay joxe exemple xam nga aussi ngeen baal ma xam nga aussi lépp loo jël exemple jëlal exemple fi nga xam ne fi nga nekk fii au niveau des États-Unis d'Amérique gars yi xam nañu duñu bàyyi ma fen parce que bi ñu amee fii problème am na ay salon ñoo xam ne ñu waroon tëj des restaurants ñoo xam ne ñu waroon tëj mais Facebook bu mu ñëwee président Macky Sall yokk ñi nga xam ne seen budget di jàppale xale yi di jàpp fii gis nañ fii ay salon dem nañ bañ leen waaj a tëj waaye bañ leen financé yàlla def seen salon jógewaat yow nga am salon bi di dox bàyyi moment donné vraiment mooy ñi nga xam ne temps bi ñu amee fii ay tolof ngay bëgg yenn sax $100 problème la xaalis bi daanu xaalis bi bariwul liggéey amul temps yooyu fees ñëw président Macky Sall jàppale ñi nga xam ne ñi nekk ci waa diaspora kooku dañ ko war a gërëm seulement nag fu ma koy ñaan man tam fu ma koy ñaan mooy ci wàllu oto yi loolu moom duma ci taay ci wàllu oto yi dañoo ñaan président Macky Sall vraiment nañu indal 10 ans nañ ko indal 10 ans parce que ginnaaw nee na yàlla def ne dafa waroon def 10 ans constitution def ko xañ léegi 10 ans yi mu waroon def na ko defaat ci oto yi way na ko defaat ci oto yi loolu moom lu am importance la ci lañ lu ñu wax ci lañ koy waxtuñu dara ci lañ hôpital ñu ngi tabax hôpital ci lañ ñu ngi fa tabax hôpital valeur de 1,7 milliard kay sa waay yéen ci lañ koy macha allah ci lañ koy waxtuñu dara man kay lu ma ñaan mooy le ministre du commerce nañu wàññil gloria bi
parce que liggéey travaux yi fa nekk dafa bëri waaw de Ndioum jusqu'à Bakel gaa yaa ngi ci liggéey ci route nationale bi kooku di liggéey guddi ak bëccëg ah di def su dul noonu li nga xam ne ñu am li nga xam ne li ñu musul am ci Sénégal mu def li nga xam ne kenn musu ko def jërëjëf waaw mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen gën a sant bu baax a baax dañu jaaroon fii tey jii rek di xamal xale yi mbokk yi ak xarit yi li nga xam ne liggéey président Macky Sall ci Sénégal dinañ ñëwaat incha allah wax leen li nga xam ne li ngeen musul dégg te li ngeen musul am gis dinañ ñëwaat encore ci courant li nga xam ne lu mu liggéey ci courant bi nu mu meloon en 2011 ak tey jii kon nag loolu lu am importance la kon nag maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax di leen ñaanal yàlla indi jàmm ci Sénégal yàlla jàmm sax ci biir Sénégal dañuy ñaanal président Macky Sall xam ngeen démbul moo nekkoon anniversaire am di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér-gu-yaram moo xam fu mu jëmale Sénégal yal na ko yàlla may ko kattan bi may ko wér-gu-yaram ndaxte président ñëpp xam nañu vraiment président mu ngi liggéey bu baax a baax kon nag ñu ngi koy wax aussi happy birthday ndaxte démb la nekkoon anniversaire am ñu ngi ko sant bu baax a baax kon nag mbokk yi xarit yi Adja Ramatal saminima capitaine DMD saminima kon nag xam naa ne rek ba dimanche incha allah kon nag yàlla na ñu defal jàmm yàlla indi jàmm ci biir Sénégal yaa barki Fatiha jërë ngeen jëf merci beaucoup merci